Thiénaba TV à votre disposition pour la couverture de vos événements, pour la couverture médiatique des grands événements. Thiénaba TV avec vous avant, pendant et après. jàll ba ci mboolem kilifa yi nga xam ni ñoo ko fi teewal pour bañ a répéter turu kilifa yi di guddal président nuyu na leen ba pare xanaa ñu seppi ci rekk famille yu marraine bi di leen rendre hommage ci qualité yi nga xam ni moom lañ fi feeñal ci seen waajur dinañ ci dellu si incha allah bu ñuy conclure di nuyu tamit ki nga xam ni moo ñu gunge wettali ñu di professeur Daouda Diop di professeur d'histoire toog ci sama ginnaaw di nuyu Serigne Ismaïla Dem di nuyu Bàjjam Aran Seck nag di ko yamale foofu ñu yóbbaale ñi ci des thème bi ñu war a waxtaane nag di le madiankisme des origines à nos jours maanaam madiankisme ci cosaanam ba ci suñu jonn tey di thème boo xam ni nag yaatu na yaatuwaay boo xam ni ku gëstu tuuti ci histoire madiankisme di nga xam ni kenn mënu ko traité ci conférence liñ ko mën a traité kay mooy xanaa cours histoire annuel cours boo xam ni atum lëmm da ngay jàngale lan mooy madiankisme muy ay dizaine d'heures loolu moo mën a tax nga wër ko moo tax conférence boo xam ni bu baree ba bari 45 minutes 1 heure lay doon kenn mënu cee waxtaane ba mu mat le madiankisme des origines à nos jours xanaa tënk lu bari rek objectif bi nag mooy dafa am kilifa goo xam ni historien la Ernest Charles dafa gëstu ci madiankisme bind ci benn article américain la bi muy tëj ci waxtaanam bi muy conclure daf ni daal histoire bii nga xam ni tuuti laa ci gëstu waa réew mi war nañ koo bàyyi xel ndax richaay boo xam ni jéggi na dayoo Ernest Charles boobu nag man bokk na ci ñi nga xam ni dañ maa gën a puus may gëstu histoire Madiyu ginnaaw boo xamee ni nag man ci laa bokk en tant que taalibe Thiénaba waxtaan wi nag niñ ko bëgg a organiser mooy vallée du Sénégal bu la neexee nga ni Fuuta dafa doon espace boo xam ni diiney islam dafa yàgg télescopage bari fa ci influence yu bari maanaam gisi ni diine yu bari daje fa mu doon lieu d'intégration maanaam foo xam ni ay gisiin yu wuute dañ fay daje waaye tamit doon espace de compétition ndax gisiin yu bari fu ñu daje dina am intégration waaye dina am compétition entre école entre mouvement obédience ak tarixa tijaaniya bokk ci tarixa yi mujj a feeñ ci barab boobu ñuy wax vallée du Sénégal wala Fuuta moom it bi mu ñëwee ba développé wu mu def ni ay moroomam maanaam am ay version yu bari madiankisme di benn ci version yooyu juddu ci 19e siècle kon kay soo bëggee waxtaan ci madiankisme am na laaj yoo xam ni faw nga yëkkati leen lan mooy nature madiankisme lan moo koy màndargaal ñan ñooy kilifa yi nga xam ni ñoo ko jëmal incarné ko lan mooy jaar-jaar yi nga xam ni moo tax mu tasaaroo ci réew mi lan mooy madiankisme tey suñu tontoo ci laaj yooyu yépp xam naa duñu wër thème bi waaye dinañu xam aslëf ci madiankisme ci cosaanam ba suñu jonni tey pour tontu ci laaj yooyu nag plan bi mooy tomb bi ñuy jëkk a waxtaane mooy les références théoriques du madiankisme maanaam dëgg-dëgg cosaanu madiankisme boo ko delloo ci xam-xam fooy akke ji ñaareelu tomb bi
di Cheikhu Ahmadou ak taxawaayam ci ni madiankisme tasaaroo ci réew mi ak ci àddina bi. ñetteelu point bi di deuxième campagne du Kajoor maanaam Cheikhu Ahmadou bi mu duggee Kajoor ndax loolu daf di étape boo xam ni dafa am importance. ñeenteelu tomb bi di Samba Sadio ndax li mu représenté daanaka xeex bi taxul mais symbole bi mu doon. juróomeelu point bi nga xam ne ci la ñuy jeexale nag mooy madiankisme ginnaaw Samba Sadio fi mu jaar ba suñu jonni tey. loolu mooy tomb yi nga xam ni bëgg nañ ko waxtaane kon bi ci jëkk di les références théoriques et les modèles inspirateurs du madiankisme maanaam bu ñu delloo ci xam-xam fan la madiankisme di dellu fan la madiankisme di samp ay reenam. amoon nañu yéene nag yi ñuy waxtaane yëpp lu ci bari ñu koy wone ci ay image ak mais ñu am ay problème technique au dernier moment waaye incha allah dinañu jéem pour li ñu waroon a wone yëpp mën a jàll ci kàddu yi. kon boo bëggee dellu ci racinu madiankisme benn yoon rek ngay am mooy Mamadou Amé fondateur bi mooy kan ak lan moo ko inspiré mooy kan. lii bi doon sàll bi doon waxtaan ci famille bi indi na ci lu bari ci turu famille bi te muy lu ñëpp xam juddu Suyma gis naa date bu ñu def ci écriteau bi nekk ci bunt bi sax mais xaw na am tuuti wuute ak date yi ñoom professeur Daoud di jàngale juddu Suyma vers 1800 bokk na ci ñi ko jàngal Thierno Aliya mu bokk jamono ak El Hadji Oumar Foutiyou Tall mais mag ko aslëf. trajectoire spirituelle am nag maanaam jaar-jaaram ci yoonu yàlla moom ak Cheikhu Ahmadou ànd nañu lu bari waaye ñu ngi xàjjaloo ginnaaw Abdul Karim Diallo ndax Cheikh Oumar al Foutiyou dafa dem Màkka moom mu des ci réew mi ku ci nekk dox mission am nag ba yàlla may ko ci ndam macha allah. bokk na ci étape yi nga xam ne dafa marqué histoire Madi Mamadou Amé retraite spirituelle bi mu def coofi bi mu amee 20 at maanaam xalwa bu yàgg bu xóot bi mu def coofi. xalwa nag dafa bari lu ciy baatin yoonu histoire nekkul ci loolu mais dinañ ci dellu si loo xam ni moom histoire gëstu na ko ci li taxoon na jóg xalwa bi bokk na ci li ko taxoon a jóg 1828 bu ñu dégloo ku ñuy wax Yves Saint-Martin ci téere bu mu bind ci 1989 ci la proclamer mission maanaam déclarer ni moom mooy Mahdiyu mi nga xam ni dafa war a jubbante diine ci gox booba ci réew mi. bokk na ci trajectoire am exilu 2 at boo xam ni def na ko Njàmbur waaye exil booba di xéewal ndax li mu jur mooy dafa indi kóllëre gu rëy digganteem ak waa Kokki ba loolu moo sabab ñu jox ko fa Penda Buyo Ba mi nga xam ni moo jur Ibra Penda Buyo dinañ ci dellusi ci kanam incha allah. bi mu jógee gàddaay ga nag ci Njàmbur ci la ñëw Koodit ndax delluwul Suyma wala bu fa delloo it yàggu fa ñëw Koodit waaye munu faa yàgg ndax nañu doon dunde jamono boobu bokkul ak moom li mu soxla woon mooy fu dal fu mu mën a sampe reeni confrérie bi nga xam ni moo ko tax a jóg ci la fondé nag Wuro Madiyu muy dëkku boppam ci 1830 boo xoolee digganteem ak El Hadji Oumar ginnaaw ba ñu àndee teeru Cheikh Abdul Karim Diallo seeni contact bariwul bi El Hadji Oumar al Foutiyou Cheikh Oumar al Foutiyou jógee Màkka am na historien yu bari yu ni El Hadji Oumar 1847 ñëw na Wuro Madiyu ndax boobu dafa bëggoon Madiyu ànd ak moom ci Fergo
Fergo mooy mouvement bu rëy boobu nga xam ni moom la waroon a def jëm ci penku bi. Yves Saint-Martin bokk na ci ñi ko dëggal ci téereem boobu ci 1989 moom nag loolu mooy ci tënk rek lenn ci trajectoire am mi ngi génn àddina ci le 5 septembre 1862 à Wouromadio ñu denc ko fa. boo tënkee jaar-jaar yi ba pare nag li ëpp solo mooy nga indi influence yi nga xam ni moo wàcc ci moom la gëstu ba tax mu indi tijaaniya boo xam ni bokkul ak beneen xeetu doxalin tijaaniya ci réew mi. bokk na ci li waral loolu mooy influence zawaya. influence zawaya mooy influence boo xam ni dafa jóge ci naari zawaya wàcc ci Mamadou Hamme mu boole ko ak tijaaniya loolu nekk originalité ci madiankisme. loolu nag boo ko toppee da ngay gis ni Mamadou Hamme dafa gëstu te dafa fréquenté ay këru diine yoo xam ni ki ñuy wax nasru diin dinañ ci dellu si dafa amoon influence fu mel ni daaray Kokki nee nañ leen def na 2 at Kokki. ginnaaw bi dem na Walata ci naar yu ñuy wax naari Tagaan foofa aussi gën na faa gëstu li ñuy wax influence zawaya. fréquenté na tamit ci biir Tagaan ba tam tribu bu ñuy wax Ida Waysh xeetu naar la yoo xam ni ñoom it dañoo nàmpoon ci philosophie Nasruddin. Madiou séjourné na mit Trarza ci naar yu ñuy wax Awlaad Daymaan foofa nag la gën a xóotale influence u Nasruddin. looloo tax madiankisme li ko wuutaleeg doxinu tijaan yu bari mooy syncrétisme religieux la maanaam dafa indi influence u naar boole koog tarixa tijaaniya. loolu nag boo ko gëstoo tuuti da nga koy daal di comprendre ndax ci 17e siècle ci bëj gànnaaru Mauritanie fu ñuy wax Jebla dafa am lu fa xew muy Charbouba mooy la guerre de Bouba. li ko tax a jóg mooy réformer islam maanaam dundalaat diine ki ko yëkkati mooy Nasruddin. guerre boobu ñi ko séqoon mooy Hassan ak Zawaya. Hassan mooy naar yoo xam ni ay politiciens lañu. Zawaya mooy naar yi nga xam ni ay sëriñ lañu. guerre boobu nag dafa mujj am ay conséquences maanaam dafa jur beneen guerre mooy ginnaaw bu Nasruddin àndee ak Zawaay yi ba jël ndam li ci kaw Hassan yi yemul ci Mauritanie dafa génn Mauritanie dugg ci réew yu ñuul yi yu mel ni Waalo yu mel ni Fuuta yu mel ni Tooro loolu mooy sababu ginnaaw bu Charbouba weesoo am fa ay communauté musulmane yoo xam ne dañ faa des ñooñu nag ñoo dem ba jur Ceerno Suleymaani Baal ak ñu mel noonu maanaam esprit Charbouba dafa des Fuuta doon ay communauté yoo xam ne noonu Nasruddin doon dunde dañ koo téye ginnaaw bi nag loolu bokk na ci li jur madiankisme boo jàngatee madiankisme da ngay gis ni fi mu daje ak école Nasruddin ñi ñuy wax Tashumsa wala Zawaya da ngay gis ni ñu jigee ci objectif gis ni ñu jigee ci stratégie gis ni ñu bokke doxalin ci jihaad gis ni ñu bokke doxalin sax ci ni ñuy sacrifier seen bopp pour diine mooy li ñuy wax hagiographie boo taxawee ci objectif yi lan moo doonoon objectifu Nasruddin ak Zawaya li taxoon a jóg Nasruddin mooy defaraat ay jikko ci réew yoo xam ni islaam la ñuy tuddoo waaye dunduñu ko bokkoon na ci objectifu Nasruddin ba tey buur yi nga xam ni dañuy not baadoola jóge ci réew mi boo jàngee téere boo xam ne ki ko bind mooy Chambono mi ngi naan
Nasruddin bokkoon na ci ay kàddoom ni yàlla waxul benn buur nga jël alal walla nga rey walla nga jàkk jaam ñi nga xam ni ñoo nekk ci sa suuf peuple yi defaruñ leen yàlla sàkku leen ngir buur yi la yàlla sàkk ngir ñu jariñ peuple yi loolu bokkoon na ci enseignement yu Nasruddin boo indee stratégie maanaam ni mu doon doxale da ngay gis proximité ak cheikhu ndax li ñu nettali ci Nasruddin ku gëstu tuuti histoire Madiyu ak cheikhu da ngay gis ni loolu moo ko taxoon a jóg bi muy dugg Jolof ak bi muy dugg Kajoor waaye bokkuñu rekk ay objectif dañoo bokk stratégie maanaam doxalin te fi ñu dajee ci doxalin mooy tajdid boo ko bëggee firi mooy li waral nit di woote Mahdiyu la xewoon Mauritanie ba Nasruddin di jóg woote mooy li xew biir Sénégal ba Mahdiyu jóg woote loolu mooy lan mooy buur yoo xam ni dañoo not seen peuple impôt yoo xam ni teguñu ko fenn xanaa wut alal ak ginnaawal diine donte jullit ngay tuddoo bi loolu amee nag la Nasruddin defoon ca Mauritanie moom la Madiyu taxawe ci Sénégal waaye avant mu koy taxawe dafa posé wu benn question dañuy réew bu yàqoo ba tollu fii lan mooy jox légitimité nit mu jóg jubbanti ko lan mooy tax nit am sañ-sañu ni réew mi doxatul damay jóg taxaw jubbanti ko lan mooy joxe sañ-sañ boobu lenn moo koy joxe mooy nga am maqaama mu jaddit maanaam yàlla jagleel la pouvoiru nga jubbanti mu jaddit yàlla moo koy def ci doomu aadama nga xam ni mission am day bokk jubbanti diine bu yeggee ci yàqu Madiyu dafa yeggoon ci maqaama tajdid waaye maqaama tajdid ak mujaddid doo jóg rekk ni moom nii laa koy doxale ndax dafa am doxalin yoo xam ni dafa wuute ci tajdid ak mujaddid fii ci Afrique sowu jant ñetti xeetu mujaddid ñoo fi am bi nga xam ni al-Suyuti moo ko indi al-Suyuti daf ni Madiyu benn lay doon par siècle moom foofu la taxaw al-Maghili daf ni Madiyu benn lay doon ci jamono dootul ñaar Ahmed Baba di beneen boroom xam-xam mu ni Madiyu mën naa doon yu bari mën nañoo sax a bokk jamono waaye ku nekk day am gox boo xam ni yow fa nga war a liggéeyee kon soo indee ñetti xeetu mujaddid yooyu da ngay gis ban la ci Madiyu tànn ndax Madiyu dafa woote ni mujaddid la maanaam moom mooy Madiyu waaye weddiwul Madiyu keneen wootewul ni mooy Madiyu ci àddina dafa woote ni mooy Madiyu fa mu dëkk ak li ko wër boo jàngatee loolu nag kon li ngay gis mooy tajdidam conception bi mu gën a jege mooy bu Ahmed Baba maanaam Madiyu yoo xam ni mën nañoo doon yu bari mën nañoo bokk jamono foofu la teg tajdidam kon stratégie bi objectif yi wax nañ leen ko sànq mooy jubbanti diine ju yàqu wax nañ leen stratégie bi mooy tajdid ak mujaddid woote Madiyu mu des nag li nga xam ni moo jigéele Nasruddin ak Madiyu ci doxaliinu jihaad li leen boole ci doxaliinu jihaad li tax nga mën a expliquer ni inspiration madiankisme dafa dellu ba ci Nasruddin mooy dafa am lu ñu théoriser li ñu théoriser mooy boo jàngatee aw xeet
dafa am ñoo xam ni dañoo murtat maanaam ñoom bokkuñu ci diine nee na pour ñooñu sikki sàkk amul mujaddid dafa war a dal ci seen kaw am na ñoo xam ni dañuy mooy yàlla dañoo bari ay bàkkaar waaye yemuñu ca dañuy jéem a layil seen bàkkaar yooyu ba teg ko ci yoon tudde seen bopp jullit waaye di layal ay bàkkaar ñu ni ñooñu donte dañuy tudde seen bopp ay jullit dañ leen di delloo ci ñi jëkk ñi nga xam ne dañoo murtat ba hésitation amul ci ñoom ñu ni ba tey kilifa àdduna woo xam ni dafa not peuple am di jël lempo yu lewul di jàpp nit ay jaam dañ koy delloo ci catégorie ku murtat bi ñu théoriser loolu nag ki murtat kiy bàkkaar di ko jéem a layil ak kilifa àdduna yoo xam ni ñooñu lañu àndal ñoom ñépp ñoo bokk benn mbuus yell na ki war a jubbanti diine jël doole jàmmarloo ak moom noonu la Nasruddin justifié jihad parce que jihad day lu garaaw loo xam ni doo jóg rek boo ci jaas ni damay jihad da ngay koy justifié da ngay layil lu tax yow ñii di woote yam ci xalima yow ngay woote weesu xalima boo ci jaasi dafa am théorie yu ko war a jiitu Mahdi yu nag ni mu théoriser jihaad dafa méngoo kiif-kiif ak ni Nasruddin théoriser jihaad te muy koo xam ni non seulement jàng na téerey Nasruddin ci kokki waaye dem na Tagan dem Walata nga xam ni kon fa mu jële ni mu théoriser jihaad mënul jóge fenn lu dul ci Nasruddin ku mel ni Yves Saint-Martin loolu mooy gisinam ñu bokk ba tey beneen gisiin moom Mahdiyu ak Nasruddin ci ni ñuy jihaade xam nga justifié nañu li tax jihaad di jóg waaye bokkul ak ni ñuy jihaate Nasruddin ni mu doon jihaate mooy daf daan dugg ci dëkk su duggee ci dëkk du dal ci kaw nit ñi waaye day woote ku ko nangul ànd ak moom ku ko nangul lu nga xam ne nanguloo diine nag booba lay door a dal ci sa kaw ku nekk xam na ni Amadou Cheikhou noonu la doon jihaate dinañ ci ñëw sànq ci péripétie bi nga xam ni seqoon na ko ak buur ba Jolof bakkantam Xari Jaloor Nasruddin daawul jóg rek dal ci kaw nit daf lettre maanaam mission diplomatique daf ko daan jiitu mu bind la lettre mbaa mu yónnee la ndaw waar la delloo la ci yàlla woo la ci li muy woote boo wuyuwul nag lay door a envisager dal ci sa kaw ku ne xam na ni Cheikhu Amadou noonu la doon conduire jihaatam boo xoolee xeexam yi nga xam ni ñoo gën a siiw xeex yi bari na torop mais 19 ñoo ci gën a siiw à part coowaan amul benn xeex boo xam ni initiative bu boppam la maanaam daf ni damay jóg dal ci kaw diw déedéet 18 yépp dañ koo tooñ mu fayu kon boo xoolee da ngay gis ni mook Nasruddin boo nee Cheikhu mooy Muhammad ndax moom moo incarné ni mu conduire jihad Mamadou amee jotul jihad lu bari boo bëggee xam doxaliinam ci jihad maanaam sa conduite du jihad da ngay wàcc ba ci Cheikhu mi nga xam ne moo doonoon acteur principal bi loolu bokk na ci li leen jigale objectif stratégique bi maanaam tajdid ak conduite du jihad justification du jihad tomb bi leen mujj a boole nag mooy ni ñu bokkee hagiographie maanaam hagiographie mooy mujjug kilifa goo xam ni dee ak naan ci ndox mi la yamale kilifa goo xam ni dafa jël bakkanam yoole ko diine Nasruddin noonu la dunde ba daanu ci xeex bu ñuy wax xeexu Tinif Daat ku xam gëstu tuuti histoire di nga xam ne El Hadj Oumar noonu la dunde
ba ñu mujje koo gis ci Bandiagara Cheikhu Amadou noonu la dunde ba ñu mujje koo gis ci Samba Sadio. Donc Nasruddin ak Cheikhu Amadou dañoo bokk ay mbir ba bokk ni ñu jële seen bakkan yoole diine, kii ca Tinif Daat, kii ci Samba Sadio. kon maanaam bañ nooteel kenn defu fi lu toll noonu, dem bay waaj a génne français yi réew mi. donc paradoxe bi mooy jihaad ju baree doole noonu bi mu tolloo ci njobbaxtalu dooleem ci 1874 Cheikhu Amadou à part Saint-Louis moo téye réew mi, ndax téye na Tooro, téye na Jolof, téye na Kajoor. mais li lay jaaxal mooy benn defet rek di Samba Sadio tax loolu yépp génn ay loxoom. réew yi mu téye woon Samba Sadio ñëw mu génn ay loxoom. mais boo xóotalee da ngay gis ni du paradoxe, li ko taxoon a jóg du téye nguur ak ay réew, waaye def diine ci doomu aadama yi. réew yi dellu nañ ci loxoy buur yu ñuul ya, waaye nit ñi sax nañu faw di ay jullit. loolu moo doonoon objectif am. looloo tax ñuy wax prosélytisme déterritorialisé. kon boo defee constat boobu ci ngay door a mën a dégg nag projet Cheikhu man cee dugg. waaye bala ngaa dugg ci projet bi nga wax tuuti kan mooy Cheikhu Amadou, doomu Maadiyu, taawu Maadiyu. bi baayam génnee àdduna tubaab yi proposé ko mu nekk chef de village, commandant de Podor moo ko proposé loolu mu nangu. ba 1869 amul woon jafe-jafe ak tubaab yi booy lire rapport politique yi. waaye li waral seen diggante commencé yàqu mooy mbas mu xewoon ci at moomu ci 1869, mel ni li xew tey rek te gën koo garaaw, ndax booba moyens yi am pour xeex ak mbas amul woon. muy xeex feebaru choléra. Cheikhu nag théoriser ko, bu xutbaa wax ko, mu ni mbas mii fi xew yàlla moo ko wàcce pour nattu nit ñi. mu ni nattu nag dafa am ay façon. yàlla buy nattu yéefar da koy sanctionner, punition la. buy nattu kilifa diine da ko bëgg a yéegal ci maqaama. buy nattu jullit dafa bëgg mu dellu ci boroomam. mu ni kon nattu bii nga xam ni moo fi wàcc dina faagaagal yéefar yi, doon punition ci ñoom. dina bari kilifay diina yoo xam ne looloo leen di yéege ci martaba, waaye jullit dañoo war a joggi ci nattu bi pour delloo seen bopp ci yàlla. noonu mu ko théoriser nag marqué nit ñi, réew mi fàq wuti ko. tubaab bi defe ni day taal jihaad. booba Maba nekkatu fi, El Hadji Oumar génn na àdduna. Cheikhu rek moo fi nekk di tenir discours bu toll noonu. réew mi fàq wuti ko, tubaab bi ni day taal jihaad. daa di jël initiative wu attaqué Wuro Madiyu. bi ñu attaqué Wuro Madiyu nag loolu moo radicaliser Cheikhu. mais comme ni ma leen ko waxe léegi, jógul rek dal ci seen kaw. moom doxaliinu malikisme la yoroon ci jihaad. da ngay woote ba ñu gàntul la ba mu wér mu door laa attaqué, wala ñu dal ci kawam mu fayu. te li ci ëpp dañoo dal ci kawam mu fayu. li tax ñu attaqué Wuro Madiyu, Cheikhu radicalisé wu nag ay rapport la yu tegaloo. benn bi capitaine Noué, commandant cercle bu Podor, moo ni Cheikhu mi ngi dajale cere ju bare bari, lim ci jublu mooy woo nit ñi taal jihaad. te booba yàlla na xam na ni tabaski moo tax muy dajale cere ju bari. waaye capitaine Noué noonu la interprété ni ñu doon préparer tabaski. bi ci des rapportu Yoro Jaw, chef canton bu Dimar, mu ni nit ñi daal ni seen esprit yi mel, fu ñu toll ñu ngi sikkar, ñu ngi wasifa, am na lu ñuy préparer. moom rapport am loolu la ci def, fermentation des esprits. rapport bi ci des commandant civil bu Dagana moo ko def yónnee gouverneur ni ko Cheikhu taalibeem yi nekk Ndar yépp ñu ngi koy fekki, dafa bëgg a taal jihaad. loolu moo waral gouverneur Pinet-Laprade daa di jox ordre capitaine de vaisseau Aristide Vallon mu attaqué Wuro Madiyu ci 1869, lakk dëkk ba, def seen rapport.
opération réussie village de 500 cases entièrement détruit taal nañu juróomi téeméeri néeg ya fa nekkoon nga gis ni déjà jamono jooju dëkk bu rëy la woon ndax 500 cases du ay caaxaan ni rey nañu 24 ci ñañ fa fekkoon jël nañu ay centaine chèvre maanaam ay bëy ak ay xar daal di nag kañ seen armes yi ñore woon muy chassepot arme admirable et terrible loolu mooy rapportu capitaine Vallon mi jiite woon xeex bi waaye ndam la foofu la yem ndaxte lakk nañu juróomi téeméeri néeg waaye mënuñoo taal kër Cheikhou dëkk bi yépp dafa tàkk fi Cheikhou dëkkoon des fa léegi nag loolu jaaxal leen ñu defaat yeneen ay rapport gouverneur yi bëgg naa xam lu tax ngeen lakk Wuro Madiou bàyyi kër Cheikhou commandant yi nekkoon ci terrain bi répondre ko ni ko lakkuñu ko bàyyi ko moo bañ a tàkk gouverneur ni leen loolu nag foy na ndam li ngeen amoon ndax nit ñépp biir Fuuta li ñu jàpp mooy Cheikhou am na lu mu àndal tubaab yi mënaluñ ko dara ñi ci des mënaluñ ko dara mu ni kon succès militaire ngeen am waaye en fait défaite politique la pour la colonie waaye ñoom tooñ nañu lakk nañu Wuro Madiou taal nañu fitna seen diggante ak Cheikhou loolu moo waral moom tamit mu jël revanche nag ci ñi nga xam ni ñoo àndoon attaqué ko te fi ngay gise ni dafa am finesse politique ci 1869 avant muy lancer campagne am moom Cheikhou dafa observer réew mi gis ni colonie bi maanaam tubaab yi booba dañoo cate booba daal dañoo nekk ci instabilité bi mu analyser dafa gis ni Pinet-Laprade mi yabale woon ñu lakk Wuro Madiou choléra moo ko rey le 18 août 1869 choléra bi Cheikhou woote woon ni xutba woon ni li ko tax a jóg bu dee ab noon mooy faagaagal ko gouverneur Pinet-Laprade choléra moo ko rey 18 août 1869 moom mi yóbbu woon Vallon mu lakk Wuro Madiou Vallon moomu lakkoon Wuro Madiou jël retraite anticipée ñibbi beneen administrateur Flies ñu summi ko mu ñibbi Toulon ki remplacé Pinet-Laprade di gouverneur Vallière xamul réew mi Cheikhou ni kon fi mu ne réew mi newul ci ay loxo dama ciy profiter nag fayu liñ ma def kon nga gis ni kilifa diine la waaye dafa amoon xereñte gu rëy ci wàllu politique ndax ku am finesse politique moo mën a def analyse boobu ba xam ni jamono ji favorable na pour nga fayu tooñ giñ la defoon loolu nag moo waral ay xeex yu bari du ñu am temps wu taxaw ci fu mel ni Pétogne ak feneen dañuy dugg rek ci ñaareelu étape bi ndax bu leen fàtte ni am na laaj bu ñu laajoon bi ñuy introduire mooy lan mooy étape yi nga xam ni moo tasaare madiankisme ci réew mi bokk na ci étape yi nga xam ni ñoo tasaare madiankisme ci réew mi mooy dugg bu Cheikhou Amadou dugg biir Jolof jël Jolof foofu nag lu jara analyser la ndax Cheikhou Amadou moom mooy buur ba Jolof bu santul Njaay pendant 5 ans 39e buur ba Jolof mais nag mu wuuteeg buur ba Jolof yi ci des moo tax mu jara taxaw tuuti analyser lan moo waral mu dugg Jolof ndax ñoom daawuñu làmbatu lu ñu def rek expliquer nañ ko léegi am na analyse yu ñu def ba xam fan la ñuy teg seen tànk facteurs yooyu nag boo ko analyser daf cee am yoo xam ni ay facteurs subjectifs la maanaam loo xam ni dafa tukkee ci ñi ko jege Cheikhou ñi ko jege woon wolof yi dañ cee am doole Ibra Penda Bouya yaayam wolof la Bara Madiou yaayam ci famille yiy reñe ci Jolof ci la bokkoon boo xamee ni nag am nga rakk yoo xam ne yéen a bokk benn baay te ñu bari doole ci réewu wolof yi dugg ci réewu wolof yi dalay yokk doole facteur subjectif yooyu boo analyser en tant qu'historien da nga koy gis waaye da nga koy gaaw a weesu dem nag ci facteur objectif yi bokk na ci facteur objectif yi facteur historique maanaam
li ko tax a dugg Jolof am na ci loo xam ni histoire moo la koy expliquer bokk na ci topp exemple Nasruddin xam nga wax nañ leen ni Nasruddin xeexam boobu di Charbouba li ko taxoon a jóg mooy opposé Hassan yi naaru politicien ak Zawaya yi naaru sëriñ waaye xeex bi yamul biir Mauritanie dafa mujj jàll ba ci réew nit ñu ñuul yi imiter exemple Nasruddin mën naa expliquer lu tax cheikhu moom tamit dugg ci réewu nit ñu ñuul fu mel ni Jolof am na facteur démographique maanaam loo xam ni mbooloo mi ni ñu tëdde moo koy expliquer Jolof dafa bari woon ñoo xam ne ay taalubeem lañu boo duggee foo xam ne sa ay taalube dañ faa nekk ñu teeru la daf lay yokk doole facteur démographique am na tamit facteur politique bi mooy gisin boo xam ni cheikhu daf ko am ci taxawaayu buur ba Jolof bi fa nekkoon jamono jooju di Bakkantam Xari Jaloor Bakkantam Xari Jaloor dafa jàmmaarloo ak Maba te Maba doonoon nitu cheikhu Bakkantam Xari Jaloor bi cheikhu amee diggante ak Sëriñ Kokki Sàmba Aminata moom dafa jàppale Sëriñ Kokki Sàmba Aminata loolu nag bu doxee sa diggante ak nit day expliquer li tax kooku bu jógee mën na laa def ab noonu Bakkantam Xari Jaloor fu cheikhu ma sa jublu mu ànd ak ña ko noonu loolu mooy facteur politique am na tamit facteur géopolitique maanaam ni réew mi tëdde jamono jooju bokk na ci néew doole goo xam ni Jolof jamono yooyu néew na ko doole ndax Jolof bariwul nit te mooy gox bi gën a yaatu ci réew mi armeem néew doole cheikhu analyser xam loolu boo bëggee foo dugg samp fa diine da ngay tàmbalee ci réew moo xam ni moo gën a neex a contrôler bokk na ci it koom-koom boo xam ni dafa néewoon doole biir Jolof ba intéressé wul français yi cheikhu analyser xam ni défendre Jolof jaralul tubaab yi ñu jàmmaarloo ak moom donc enjeu marginal boo xam ni du mobiliser tubaab bi moo tax mu analyser facteur géopolitique analyser facteur historique analyser facteur démographique boo boolee loolu nag ak njabootam gi nga xam ni dañoo am doole biir Jolof mooy tax nga comprendre bi mu jógee lu tax tàmbaleewul Kajoor mais mu tàmbalee Jolof waaye nag Jolof li ci ëpp solo mooy dafa jëmmal dafa illustrer li ñu waxoon sànq ni cheikhu li orienté action mooy prosélytisme déterritorialisé maanaam liggéey boo xam ne li la intéressé du réew mi ak nguur gi waaye defar nit ñi loolu Jolof da koo jëmmal ba mu leer nàññi boo indee forme jëmmal na ko boo indee fond jëmmal na ko boo taxawee ci forme jàngat acte militaire yi nga xam ni moom la cheikhu posé bi muy dugg Jolof ndax moo ëppoon doole fuuf Bakkantam Xari Jaloor mais jógul rek dal ci kawam da koo bind lettre bi mi ngi ci archive yi mel ni professeur Daouda xam na ko lettre bu rafet te daw yaram naan ko su fekkente ni danga bëgg tedd ci àddina tedd ci àllaaxira bul ginnaawal àllaaxira ndax àddina ndax boo defee loolu da ngay ñàkk ñaar ñëpp boo bëggee tedd àddina ak àllaaxira jiitalal àllaaxira doo ñàkk fii doo ñàkk fële daa di nag tëj lettre bi ak nuyoo yu rafet yoo xam ni mi ngi tukkee ci mbokkam Ibrahima Madiou Bara Ibrahima Madiou lañ ko doon wax mbokkam la ndax ci côté yaayam mbokkam la xam nga kiy bind lettre bi ñëwul pour dal ci kaw kenn waaye Bakkantam Xari Jaloor dafa jël lettre bi jëlul beneen feuille wëlbati ko ca page ba ca des la bind ni ko bind ko sax gouverneur la bind ni ko jot naa lettre Cheikhu Amadou waaye bi ma ko jotee ñett ñi indi woon lettre bi ñoom ñépp laa rendi xàttit waaw léegi nag yónnee ma ay fital yónnee ma puudar ndax xam naa ni dina dal ci sama kaw loola boo jàngee lettre bi moom la ci def bi cheikhu yégee ni
rey nañu nag ndax cheikhu foo mas a attaqué nitam dina réagir. am na ñoo xam ne dal na ci seen kaw te ay taalibeem yu ndaw yu doon yalwaan la ñu jàpp def leen jaam nitam kenn du ko laal. bi bakkantam reyee ñetti messager am nag mu dugg Kajoor mu dugg Jolof, mais bi mu duggee Jolof sax ñëwul taal yang yoon déedéet dafa wër yang capital bi comme ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan def téye teen yi. bi mu téyee teen yi lu yàgg amatuñu fu ñu jëm ñu door a jébbulu. donc siège la jëlee yang ak Jolof, mais dalul ci seen kaw ray ak non deful loolu ndax ma ngay sàmmonte ak jihaad. loolu mooy sur la forme da ngay gis ni nguur intéressé wu ko, waaye boo duggee ci fond ci ngay gën a comprendre lu tax loolu. ndax dara ci luy nuru pouvoir intéressé wu ko. Eunis Charles wax naa ko léegi dafa analyser ni Cheikhu dunde Jolof bu baax, nee na mooy 39e buur ba Jolof, loolu ñëpp xam nañ ko, waaye musula wuyoo buur ba Jolof. li mu nekk buur ba Jolof yépp ay lettre am Cheikhu Ahmadou la koy signé. xam nga kooku titre bi intéressé wu ko. bi mu ñëwee Jolof toogul yang Baramaadi yu la fa bàyyi moom continue liggéeyam. bu ko nguur intéressé woon ci capitale bi lay installé wu. beneen bi firndeel ni conquête politique intéressé wu ko woon, ñam fa fekkoon ñu di ay borom ndomba tànk dàqu leen, mais da leen faa bàyyi teg leen nag ay charte. ku nangoo tuub, ku nangoo bàyyi feeti ceddo di feete tabaski tamxarit ak yooyu feeti jullit yi, ku nangoo samp sab dëkk jàkka donte néegu ñax la dinaa la fi bàyyi. ku nanguwul lool nag ma tekki sa ndombay tànk teg fi keneen. ñi nangu ñépp mu bàyyi leen fa. moom daal bi mu duggee Jolof ñaari cër la séddale, muy cërub imaam ak cërub xaali àttekat. loolu moom bàyyeewu ko kenn, nga gis ni diine ko ñor. bi mu séddalee ci ñi ko jege ba mu jeex dajul réew mi ndax Jolof dafa yaatu, dafa woo ñi nga xam ni ñoo àndoon ak Maba ca Siin, te bi Maba nelawee ñu leen di gundu xataal, woo leen ñu fekk si ko. biñ ñëwee ñoom la samp ay xaali, samp leen ay imaam. moo tax Eunis Charles bi muy conclure article am ci Cheikhu Ahmadou au Jolof daf ni ki samp diine Jolof du kenn ku dul Cheikhu Ahmadou, ndax stratégie boobu mu indi moo tax diine am ay reen Jolof. keneen ku fa ñëw da ngaa dolli ci li Cheikhu liggéey, mais Cheikhu moo samp diine Jolof. loolu mooy ñaareelu étape bi Cheikhu Ahmadou au Jolof. indil nañ leen li ko sabab, indil nañ leen nam fa duggee, te mu jëmmal ni nguur gi intéressé wu ko, defar nit ñi moo ko intéressé. ñaareel ba mooy campagne Kajoor. li tax mu dugg Kajoor dafa doonoon booba jamono réew moo xam ni ay nooni Cheikhu ñoo fa fees dell di fa jóge di ko attaqué. Jolof Tuube Sanoor attaqué na ko ba tàyyi, jóge Kajoor attaqué ko Jolof daw dellu Kajoor. Alburi def na lu mel noonu ak yeneen buur jarul may tudd seen kër. bi attaque yooyu bare Kajoor doon base arrière ñu fay jóge di dal ci kaw Jolof nag ci la jël ay dispositions, surtout ci 1874 bi mu yëgee ni am na ñeenti buur yoo xam ni dañoo def coalition bëgg ko attaquer biir Jolof. mu génn Jolof nag fekk si leen ñoom ci seen bopp biir Kajoor, moo leen ëpp doole, ñu daw mu occupé Kokki def ko basam. loolu mooy sababu mu dugg Kajoor. jógul rek dugg Kajoor dafa nekk espace boo xam ni base arrière la bu ay mercenaires ak ay buur yoo xam dañuy ànd ak ay mercenaires di jóg di attaquer Jolof. en réaction nag moom it mu jël initiative bu dugg Kajoor occupé ko. loolu mooy explication politique bi, mais explication religieuse mooy moom diine ko intéressé. Jolof téye na ko, bàyyi na fa Baramaadi yu, teg na en place dispositif boo xam ne dina def diine ci nit ñi, day dugg meneen réew ndax territoire ak ay frontières intéressé wu ko. looloo tax mu
jàmmaarloo ak buur yu ñuul yi nga xam ne dañoo àndoon ak tubaab yi jàmmaarloo yu bari notamment ci 1874 fu mel ni Kokki Belel Sàq Coowaan ak Samba Sadio ci ñaar yooyu la ñuy taxaw ndax ñoo ci ëpp porté Coowaan d'abord Coowaan accomplissement la tubaab yi nekkuñu fa woon Coowaan moo tax boo demee ci seen archive yi dañ naan Coowaan escarmouche la escarmouche mooy xeex bu ndaw waaye Coowaan du escarmouche la fa xew moo am porté ba kenn mënu koo tuddee escarmouche ndax Coowaan bi nga xamee ni déstabiliser na armée buur yu ñuul yi doon jàmmaarloog ñoom ba ñu def ñaar ñii jëm penku ñii jëm sowu moom daf leen a bàyyi continuer wuti géej gi rivage de l'Atlantique booba am na lu ko fay yóbbu waaye ba mu yeggee même ñi àndoon ak moom di waa Seloobe waa néeg ndeyam mi nga xam ne ñoo doonoon garde rapproché am fu mu dem ñoo koy topp ñoom ñoo ko topp ba mu yegg ci géej gi ña ca des moom dañoo taxaw di xaar ndax xam nañ ni lii dootul ab xeex ndax armée yi nekkuñu fa la muy wuti ci géej gi du ab xeex mais bi mu yeggee ci géej gi xam nañu lam fa doon wuti da doon symboliser ni mission egg na tey dexuk duwe la tàmbale woon di xeex ak tubaab yi jël na Tóoro jël na Kajoor jël na Jolof jokk na ñaari ndox yi maanaam dexuk duwe ak océan Atlantique noon yi dañ ni woon tere nañu ku julli ak ku wasifa Ndar ak li ko wër maanaam ci réew mi réew yooyu yépp ma ngi fay julli ma ngi fay wasifa jokk na ñaari ndox yi kon objectif atteint ndax fu noon bi daan aaye turu yàlla moom nee na taxaw na fa ni laa ilaha illallah donc Coowaan accomplissement la waaye dafa utiliser Coowaan màndargaal ni mu bokke ci diine def discours boo xam ni xam naa lu xaw a làqu la magay waxtaan ak nit mu door koo xam waaye dafa rendre hommage ñi nga xam ni li ñu séddoo mooy taxaw xeex ak diine mu ni Badar ba Coowaan fu diine ma sa néewe doole góor yàlla moo jël jaasi jaay bakkan tuur deret ba taxawu diine commencé nag ci yonente bi ba yegsi ci moom honneur et gloire au Fuutiyin Cheikh Oumar al Fuutiyu ak laam de Julbe doom ja ñoom ñi nga xam ne ñoo yóbbu diine ba Karta ak Masina honneur ak gloire au Ribiyin Maba ak waa këram ñi dugal diine Saalum honneur gloire au Mahdiyin Mamadou Amé mi xeex fépp ci réew mi ñun ñii waa këram ñooy continuer mission am dexuk duwe la ñu tàmbalee di kër Maadiyu tey xuus nañ ba tooy xib ci biir géej gi fu noon bi daan aaya turu yàlla taxaw nañ fa tey ni laa ilaha illallah kon gis nga kon mission accomplie Coowaan kon di accomplissement waaye nag di moment d'affaiblissement militaire ndax armée bi dafa jóge néew doole mais loolu dootul problème ndax l'objectif est atteint li tax armée bi jóge fa néew doole mooy Abdul Bokar Kan bi Coowaan jàllee dafa ñibbi Boseya Abdul Bokar Kan amoon taxawaay bu rëy ci armée bi di mbokku Seexu di xaritam leneen li nga xam ni moo néewal doole armée bi Coowaan jàllee mooy nit ñi dégg nañ li Seexu wax moo tax ñu bari dañoo daldi takk seeni bagage ñibbi xeex bi jeex na defatuñ fi dara dañuy ñibbi defi leneen tuuti moo des ci armée bi après Coowaan waaye li ko néewal doole dëgg nag
mooy ki nga xam ni moo doonoon puutru jihaad ji ki ëppoon doole ci jihaad ji di Ibra Penda Buyo dafa des Coowaan te ku nekk xam na ni moo doonoon gayndeg jihaad ji Coowaan la des armée la nga fa malheureusement mun ñu koo exposé mais ñi ëpp ci fii dem nañ fa ba ziyaar ko ñun ñi dem nañ fa ba ziyaar ko loolu mooy Coowaan beneen xeex bi ñëpp xam nag nga xam dafa dem ba doon symbole madiankisme mooy Samba Sadio ñu taxaw ci tuuti ni ko cheikhu préparé ni ko tubaab yi préparé ni ñu xeexe rapidement mais surtout impact bi cheikhu ni mu ko préparé mooy fajari Samba Sadio bi mu jullee ba pare ndax nitu yàlla day xam avenir am ñaan na ñaan goo xam ni mag ñi nee nañu ñaanuk tàggoo la yaa rabbi adwuuka bi diyaa il munawwiri wa bi riixi tayibi alladi yafuuhu min attabiati bi an tamla shajaata xuluba almujahidina ijal tulua hadihi shamsi magriba almustamirina ijal raayat alislaami allati lawnuha lawnu tabiati turafrifa fi samaa ilbilaadi ijal dima almujahidina yurwi gaddan al ummata al islaamiya ñaan gu gudd la lii dañ ko cee def extrait rek mais fa mu tënke mooy defal dereti jullit yi nar a tuuru tey muy liy suuxat diine ba faw xam nga kooka tàggoo na waaw donc moom noonu la préparé Samba Sadio ci fajar gi ñaan gi la jëkke ba pare nag woo ñi nga xam ne ñoom la doon defloo istixaara ñaar lañu woon ku ñuy wax Moodu Ngom ak ku ñuy wax Bira Gay maami waa Ngay sëñ Moodu Ngom cheikhu woo ko ñoo dañoo ànd ba dànd camp bi mu ni ko doon naa la defloo istixaara loo gis mu ni ko man dey gis naa lu doy sëkk jaaxle di ñetti donj saabu yu seen dayo seen taay maanaam wuute bii jeex tàkk dellu di am ndox bii di waaj a jeex ma nga des tuuti ba ca des ni seng ni lu kenn laalul commenté wu ko mu tourné ci maam Bira Gay ni ko yow loo gis mu ni ko manit de gis naa lu doy sëkk jaaxle di ginaar gu fanaanee boofu ay cuujam xëy nag naaw bàyyi fa cuujee cheikhu boole ñaari gént yépp firi ni leen gis ngeen bu wér mbiri Samba Sadio saabu bu dellu di am ndox mooy maadi yu sama baay sama sëriñ ba saabu bi waaj a jeex des tuuti ginaar gi fanaanee boof ay cuujam mooy man cheikhu damay dem saabu bi ni seng ni lu kenn laalu nag mu ni mooy amari ndaag ca imaamu jihaad ji ca pete aañam kokki coowaan bal ya di tàkk jaasiya yi melax ngay sujjóot ak a rukkoo en tant que imaamu jihaad am nga profil pour hériter diine ji foofu nag dinañ fi taxaw pour indi interprétation analyse historique bi expliquer loolu ndax historien du yam rekk ci yenn kii bi nga xamee ni loolu xew na cheikhu dafa comprendre ni fi ñu jublu dooley soldaar amatu fa solo maanaam enjeu bi dootul enjeu militaire mais enjeu spirituel fi ñu jublu tubaab yi ñoo ëpp doole ci réew mi waaye ëpp ñu doole ci ruuxu nit ñi kon diine ji dañ koo war a jox profil boo xam ni désormais mën naa pérenniser éducation spirituelle boo analyser noonu ngay gis lu tax enjeu bi dootul enjeu militaire cheikhu xam na ni tubaab yi yëg nañu ni mu téye réew mi Tooro Jolof Kajoor yëg na ni ñu ngay préparer coalition bu rëy pour dal ci kawam lettre yu bari dem na Europe yi Marseille yi Bordeaux gaal yaa ngi fees dell ay canot ak ay chassepot di ñëw am nay informateur xam na loolu xam na tamit ni ay mbokkam ñu ci bari ñu ngi tëdd ci toolu jihaad yi rakkam yépp ñu ngi tëdd ci toolu jihaad yi mën nañ leen a lim benn par benn war nañoo xëy xeex daanaka benn mu kàllax bu sant ba nekku fa bara maadi yu moo fa des tama nga Jolof bara fekkewul njàmm njaay
fekkewul Samba Sadio war nañoo xeex xam nañ tubaab yee ëpp doole il faut mu bàyyi diine ji ci ay loxo mu tànn le meilleur profil intellectuel imam kenn ëpp ko doole ci diine kon manees naa dégg lu tax bi dem jotee mu jël héritage dénk ko Amary Ndack loolu nag raisonnement historique la côté tubaab yi nan la ñu waaje coalition 3000 hommes la ñu indi ñetti junniy nit armée Lat Joor Alboury nga ca biir troupe yoo xam ne troupe bi law la Mamadou Siley Amar Ibra Almami Samba Gourma ak tubaab yi ñooñu bi ñu àndee 3000 lañu ñu jóge Saint-Louis ci le 4 février jaar Muyit fanaan fa jublu penku nag wuti Kokki li leen taxoon a jóg ñoom tubaab yi ci njaalbeen mooy appuyer maanaam dimbali buur yu ñuul yi mais bàyyi leen seen bopp ñoom ku ci nekk jëlaat sam réew Lat Joor récupérer Kajoor Alboury récupérer Jolof waaye mbir mi mujjul demee noonu ndax bi ñu ñëwee ba ci yoon wi ginnaaw ñoom buur yi dañ leen di appuyer ñoom ñoo war a def liggéey bi ñoom ñoo war a jiitu mais Damel Lat Joor nanguwul a jiitu ndax fi mu jaar ak Cheikhou ci 1874 Belel Sàq Coowaan yépp mu dàq ko xam na ni moo ko ëpp doole colonel Béguin mi nga xam ni moo jiite woon armée bi woo ay kilifa ci biir armée bi Ibra Fatim Sarr Mamadou Siley Amar Ibra Almami Samba Gourma def ak ñoom conférence ni leen lii Lat Joor décidé lu ko waral ñoom ñu confirmer li mu xalaatoon ni ko xam na ni Cheikhu Amadou moo ko ëpp doole moo tax du nangoo jiitu ndax su jiitoo defet yi amoon 74 lay xalaat ni dina ñëwaat ci kawam moo tax bi ñu fanaanee pété ci le 10 février colonel Béguin changé dispositif bi armée bi nga xam ni moo jóge pété wuti Kokki Lat Joor nekkatul ci kanam ca ginnaaw la nekk cavalerie ak tirailleurs français yi nekk ci kanam nag jël en charge xeex bi mais ba ñuy départ loolu du woon objectif bi du woon mission bi périspéties militaires yi jarul ñu ciy dugg xeex bi ñaari phase la phase bi ci jëkk li tubaab yi di bari doole ak buur yu ñuul yi ñu àndal ñoom it ñu yor armée yu rëy Cheikhou dafa indi stratégie boo xam ni dem na ba jekku leen ndax tubaab yi seen arme principale Samba Sadio moo doonoon seen canon yi ñu ëndoon 54 coups de canon la ñu préparé pour écraser Madianké yi mais Cheikhou joxe ordre ni leen canon bala mu laa mën a gaañ daf lay dànd il faut mu am distance il faut mu gis la tamit moo tax profiter leen ci terrain bi nga xam ni ay xur la ak ay tund yéen ngeen dugg ci xur yi bu leen taxaw ñu leen di gis da ngeen di raam wala sax ngeen di béréngu mu ni leen dagg leen ci ñax mi ngeen laxasoo ko ba bu ngeen di raam wala bu ngeen di béréngu duñ leen gis noonu la Madianké yi def ba jekki rek jóg taxaw jige tubaab yi jege kano yi mënatul leen dara foofa jekku nañ leen armée bi déstabilisé wu armée tubaab bi déstabilisé wu Béguin ni fu nekk nit jóge na fa ni nu ñuy def ñu ngi ñuy bëgg a jekku mu ni ci rapport bi mu def lu doy waar a am foofu mu ni Lat Joor booba moo téye caabi xeex bi moo nekk ca ginnaaw Cheikhou ak waa këram dañoo wër armée bi teggi canon yi teggi chassepot yi wër ndombo Lat Joor nga xam ni bu Lat Joor reculer dal ci kaw tubaab yi mu àndal armée bi jaxasoo ñu ñàkk waaye mu ni bu Lat Joor fippoo ba nga xam ni Madianké yi dinañu reculer tuuti distance bi canon yi am dinañ ko soxla loola nag moo am Madianké yi ñëw nañu ba téye canon yi mais xamuñu nuñ koy manipuler Lat Joor def réaction commandant Rébo ak Lamol utiliser chassepot tijaan yi obligé dégager wu reculer bi ñu reculer woon nag ci la canon yi am possibilité viser leen loolu moo waral ci deuxième phase bi ñu jekku Samba Sadio
ci tënk noonu la demee bilan bi nag di bilan bu metti ndax 447 morts maanaam ñi àndoon ak Cheikhou ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar tëdd nañu Samba Sadio waaw moo tax may wax ni ñun dañoo amul culture mémoire mais espace boo xam ni foo dox ci kaw armeel nga dox suñu amoon culture mémoire dañ koy def loolu tubaab yi di tuddee Daouda nan lañ koy tuddee di sax voilà patrimoine historique def ko mémorial boo xam ni lépp dañ koy clôturer defar ko ba mu rafet def fa jàkka nga xam ni kenn du fa sol dal ah ndax foo joggi rek jàppal ni ci kaw armeel nga joggi loolu mooy Samba Sadio mais malheureusement ñun amuñu culture mémoire fàttaliku bokkul tellement ci suñu culture bilan bi noonu la demee côté Madiyanké côté officier côté français yi aussi ñu bari des nañ fa 14 bu dee ci tubaab bi rek 14 soldats yoo xam ni ci ëpp ay officier lañu tëdd nañ fa Madiyanké yi gaañu metti 97 ci ñoom bu dee ci ñu ñuul ñi àndoon ak ñoom moom lim bi kenn xamul ni mu toll loolu moo xew Samba Sadio looloo tax mu di symbole mu yëngal nag réew mi Samba Sadio dañ cee bàyyiwul xel mais dafa yëngal réew mi ba mu yëngatu dëgg boo ñëwee Kajoor kenn mënatu la téye Kajoor Lat Joor dafa defoon bu Samba Sadio jàllee day ñëw rek récupérer Kajoor waaye loola sottiwul ndax jawriñ mbul Umar Ñaan ak ñi mu àndaloon ku mel ni Nduri ku mel ni Juuf Bawol ku mel ni Tanor Gay ñoom ñépp doonoon taalubéy Cheikhou dañoo ànd dem Nguraan tabax fa tata fas yéene résister donc Kajoor yëngutu moo tax sooy analyser da ngay comprendre li tax tubaab yi bi Samba Sadio jeexee au lieu que ñu des ko ki jël seen temps dañoo daal di dellu Ndar ndax xam nañ ni réew mi fi mu nekk nekkul ci ay loxo dañoo taxaw lemru defaraat tuuti seen doole après jaar Tanim dem gaar Ferlu ci wetu Màkka Biram fanaan muyit daal di dellu Ndar le 28 février ñibbi nañu Ndar bu yàgg taxawaaluwuñu Kajoor ndax booba Kajoor yëngatu na boo ñëwee Fuuta gën a yëngatu ndax Abdul Bokar Kan wax nañ leen sànq ni bi coowaan jàllee dafa ñibbi Fuuta bi mu yëgee li xew Samba Sadio dafa organiser représailles maanaam punition yu metti jëmale ko ci tubaab yi yokk impôts yi ñu daan foy bu ñuy traversé dex gi di dal ci seen kaw bato yi déstabiliser Fuuta totalement di fayul bokkam ma xaritam ba Cheikhou Amadou boo ñëwee Jolof nag mooy fi nga xam ni problème ya fa la gën a bare fa la gën a yàgg li ko waral mooy bi Samba Sadio di xew Bara ma nga yang-yang di défendre royaume bi moom yang-yang lañ ko dénkoon ak Jolof bi mu yëgee li xew Samba Sadio mu jóge yang-yang ànd ak ñenn ci ay mbokkam ak ay taalubeem ku mel ni Gibril Madi ku mel ni Almaami Daado ñu dem ci bëj gànnaaru Jolof organiser waat fa beneen armée benn buuru Jolof bu ñuy wax Biram Njéeme nga xam ni déggoowul woon ak Alburi ñëw fekk si ko ànd ak moom ñu defar nag armée bu solide boo xam ni mayatuñu buur ba Jolof fu mu yekk ak nàkkam di ko harceler ba benn bis ñu attaqué yang-yang taal ko ci la Alburi nag woote wollu Lat Joor ak tubaab yi loolu mooy origine bataille Jàmmu Njaay ci wetu Linguère fa la Bara Madi yu des boo ñëwee Bawol nee nañ réew mi dafa yëngu Bawol moom li ko singulariser mooy maam Amari Ndaak moom bi mu jógee Samba Sadio dafa dem Pire dafa dem tàgg wëri new Saalum mais yàggu fa la ko yóbbu woon Saalum mooy fekki Ibra Ba xam nga jeexiitu jihaad ñi ko ñemee fat bariwul moo tax dafa fekki jeexiitu jihaad ndax moom ak Ibra Ba ak Cheikhou Amadou ñoo ànd keroog xeexu njum donc xamante nañu ay wóllëre lañu
jeexitu jihaad la ni moom am na pouvoir ak fitu fat ko looloo tax mu jubal directement tàgg ca Saalum waaye yàggu fa la jógee ñëw Pire def fa at mu manqué tuuti jóge fa ñëw Jaayaan def fa 7 ans fa la sampaate kër door faa jóge nag ñëw sanc Thiénaba ci 1882 li singularisé Bawol moom mooy la fa maam Amari Ndaak installé wu def ko espace de la renaissance du madiankisme bokk tamit ci li yëngal réew mi après Samba Sadio taxawaay boo xam ni sëñ Touba booba at yi bareegul mais daf ko cee def taxawaay ndax bi réew mi yëngoo ba Lat Joor jaaxle dafa ni Xaalima Jaxate na génn fatwa layal ko moom ak Alburi maanaam ñoom ñi nga xam ne nee nañu ay jullit lañu ba pare jàkkaarloo ak yeneen jullit defal fatwa layal ma Xaalima Jaxate génn fatwa ni Lat Joor ak Alburi ak ñañu àndaloon di ay jullit dal gi ñu dal ci kaw Cheikhu Amadou diine nangu na ko ndax Cheikhu Amadou dafa doon woote ak yonent te ku woote yonent génn nga ci diine bi sëñ Tuubaa yëgee loolu mu génn fatwa weddi li Xaalima Jaxate wax bis ñu daje Xaalima Jaxate ni ko Moodu Mbàkke booba noonu lañ koy wooye dama génn fatwa nga def beneen weddi ko lu ko waral mu ni ko danga wax ni Cheikhu Amadou da doon woote ak yonent te ku woote yonent génn nga ci diin ku ko seede sëñ Tuubaa ni ko ku seede ni génn na ci dafa woote ak yonent mu ni ko waa Samba Sadio ñoo ko seede mu ni ko waa Samba Sadio mënuñu koo seede xam nga Samba Sadio ab dëkk la dañoo xëy gis fas yu jóge penku ak fas yu jóge sowwu xamuñu Cheikhu ba di ko seede waxal leneen mu ni ko waa Kajoor it seede nañ ko mu ni ko waa Kajoor yàgg nañoo jël ay ngànnaay di dal ci kawam ku doon noonu nit matoo ko seede ba di ko seede waxal leneen Xaali xamatul lu muy wax mu ni ko Moodu Mbàkke da ngay sunu doom ñu jur la yar la waaye dafa mel ni yaa nu gën a sori ci yoonu yàlla nangu na lam ko doon wax donc Samba Sadio dafa bokk ci li commencé révéler dimension Serigne Touba bokk na ci ay impactam bi Samba Sadio jàllee nag beneen étape bi xam naa fa la ñuy jeexale léegi waxtu wi dab ñu mooy madiankisme après Samba Sadio bu ngeen fàttalikoo mooy dernière tombe bi ñu woon dinañ ko waxtaane après Samba Sadio nag li indi renaissance su madiankisme maam Amari Ndaak daf cay am taxawaay bu rëy ndax dafa fondé Thiénaba ci 1882 ñu bari ci jeexitu jihaad ji dégg ko fekk si ko mel ni maam Banda Jang Mayib Jóob Kër Yaaba am ñoo xam ni diine da leen a ñor ñu dégg ni borom diine la fekk si ko am ñoo xam ni dañoo bëgg a raw ci persécution tubaab bi ñëw làqu si ci wetam yooyu yépp nag boo leen boolee moo expliqué Thiénaba daal di développé doon dëkk bu commencé am envergure ci fa ni fa maam Amady Ndaak nekk à partir de 1882 mais duñu amuñu temps ñëw ci ni mu jàngale tout ça mais ki développé confrérie bi nag jox ko dimension mooy maam Momar Talla moo tax man poste fondateur laa koy woowe gis nga ñi sos këru diine yi loolu analyse historique la bu jar di bàyyi xel tubaab yi mayuñu leen woon fu ñu yekk seenu nag bay développé boo xoolee sëñ Touba dafa yar ay nitam waaye amul woon temps wu sanc dëkk yu bare organiser ay cheikh ak yooyu tubaab yi mayuñu ko fu mu yekke ak nàkkam boo ñëwee ci Alaaji Malick noonu la def mayuñu ko fu mu yekke ak nàkkam moo tax mu organiser séminaire u Njarne former mag ñoo xam na ni ginnaawam dinañu mën a développer diine ji boo ñëwee Thiénaba it lu mel noonu nga fay fekk maam Amari Ndaak la mu fa dund akus néew amul woon possibilité développer diine ji wuti ay mu xàddam déedéet ñoom amuñu woon loolu moo tax ñoom ñépp seen taaw yi ñoo développer seen tarixa yi ñoo samp ay mu xàddam ñoo tabax ay jàkka ñoo organiser ay gàmm ñoom ba gàmm yu mag en tout cas ñoom amuñu woon possibilité boobu boo desee ci Thiénaba nag maam Momar Talla
moo joué rôle boobu moo tabax jumaa ji ci 1907 ba tubaab bi jamono jooju la belle mosquée lañ ko tudde woon ndax c'était l'une des rares mosquées en dur. moo sancaat Kajoor mi baayam jóge woon dem jihaad moo sanc Canaba Gosaas ci biir Siin ñëw Wuro Maadiyu tabax fa jumaa ji xam nga kon kooku booy xool taxawaay bu am sëkk la def pour développer madiankisme moo tax mën nañ ko considérer comme un poste fondateur maanaam ku mel ni sos dafa sos te sosul ndax action bu rafet ci développer ak ci yaatal te loolu booy xool mooy taxawaayu taaw yépp fi ñuy tëjee waxtaan wi nag ci di conclusion bi ñuy tàmbali dafa amoon laaj yu ñu indi dañ ni woon madiankisme lan mooy nature am maanaam lan moo koy màndargaal mooy lan mooy nature am defe naa ni fi ñu jaar mën nañoo tontu ni madiankisme syncrétisme la maanaam tijaaniya tariixa tijaan bu dajee culture naar la loolu mooy madiankisme te loolu nag ñu tibbe ji ko ci doxaliinu Nasruddin tibbe ca lu bari ñaareelu interrogation bi mooy lan mooy spécificité maanaam lan mooy màndargaal madiankisme wone nañ ni résistance la boo xam ni li ko tax a jóg du contrôle politique ak territorial waaye defar jikkoy nit ñi un prosélytisme atypique dans lequel la conversion des âmes a plus d'importance que le contrôle politique et territorial ñaareelu interrogation wala ñetteelu interrogation bi dañ ni woon ñan ñooy personnage clé yi nga xam ni ñoo incarné ñoo jëmmal madiankisme booy xool œuvre collective la ndax njabootuk maadi yu ñëpp ñoo ànd jëmmal ko ba faf tëdd ñoom ñëpp ci champ de bataille yi kenn mënu la paase loolu ci jëmmal œuvre collective la waaye nag mën nga cee seppi benn yoo xam ni seen tur dafa dem ba jaxasoog madiankisme Mamadou Ameba évidemment fondateur bi Cheikhou Amadou résistant bu mag ba Ibra Penda Bouyo Bara Madi ñi nga xam ni ñoo doonoon les arcanes militaires ñoo téye woon armée bi Amari Ndak imaami jihad ji Momar Talla le poste fondateur wax nañ ko léegi ak ñeneen beneen interrogation bi mooy jaar-jaar yi nga xam ni moo tasaare madiankisme ci réew mi bi ñu nekkee ci jamonoy xeex jaar-jaar yi mooy téye Jolof téye Kajoor kii di gox bi gën a yaatu ci réew mi di Jolof kii di gox bi ëpp doole ci réew mi di Kajoor mu boole ñaari téye samp fa diine ba Ernest Charles def conclusion bu rëy boobu ni reeni diine moom maadi yu moo ko samp Jolof ku ca def la ngaa dolli waaye moom moo ko fa sañ après Samba Sadio nag nga xam ne phase militaire bi jàll na étape bi mooy étape implantation politique au Bawol am na historien yoo xam ni ku mel ni Mamadou Diouf historien bu rëy la ak même Ernest Charles moomu historien bu rëy la mais am na conclusion yu ñu def yoo xam ni dama gis ni dañoo juum ndax dañu ni le 11 février la bataille de Samba Sadio a consacré la fin du mouvement madianké. Ernest Charles ni après Samba Sadio rien n'est resté de ce mouvement xam nga loolu erreur la li wér mooy di Samba Sadio jàllee madiankisme dafa développé dafa yaatu ci réew mi defaroon naa carte boo xam ne day wone fépp fu madiankisme am ay reen li ko dale Wuro Maadiyu ba Kaolack Ndar ba Sinthiou Bara Dakar ba Tambacounda foofi dem rek fekk fa waa Kër Maadiyu kon madiankisme pôle tijaan la boo xam ni tey ñëpp a ko xam te ñëpp a ko respecté waaye reconnaissance boobu ak respect bi nag dafa am lu ko waral ñun ñi bokk ci madiankisme ñu war koo xam xàmmee ko bi ci jëkk mooy la puissance de sa capacité intégrative madiankisme dafa bari loo xam ni da koo jëli dugal ci biiram gis nga bari na ñoo xam ni ci contexte bu particulier seeni maam dañoo jàmmaarloo woon ak Cheikhu te tey kenn ëpp leen taxawaay ci madiankisme
loolu mooy capacité intégrative marqueur la ci madiankisme. am na beneen marqueur ci madiankisme mooy relation yu dëgër yi nga xam ne da ko séq ak mboolem këru diine yi te li ko waral mooy madiankisme këru diine boo fa dugg waxuma la diine ji mais dañoo séq mbokk deret madiankisme këru diine yépp la bokkal ak mbokk moo tax seeni relation demee noonu. bi ci mujj marqueur bi ci mujj mooy attachement viscéral bi nga xam ni madiankisme da ko def ci ay priorité maanaam madiankisme dafa xàmmee li nga xam ni moo tiim ak li des ginnaaw te loolu boo ko bëggee dégg da ngay dellu ca lettre Bara Madi ba mu bindoon bakkantam buur ba Jolof ku bëgg a tedd ëllëg sacrifier tey bàyyi xel ëllëg boo sacrifier ëllëg bàyyi xel di nga ñàkk bàyyi tey di nga ñàkk tey di nga ñàkk ëllëg philosophie boobu nga xam ne lettre bi daf koo tënk moo tax ñi bokk ci madiankisme xàmmee poño xiit ak or poño xiit mooy àddina tekkiwul ni da ngay yaafuus waaye boo bëggee téye àdduna préparel àlaxira ordre de priorité boobu madiankisme ko xàmmee la Baye Ousseynou Xaar daf daan wax ni te lii la daan tënk loo fi téye defe ni yaa ko moom boo fi nee jàng mu génn say loxo kër yi oto yi ba ci njaboot gi dañuy génn say loxo ñeneen yilif leen lenn ngay téye dootoo ko ñàkk mooy yàlla ordre de priorité boobu nag moom la madiankisme xàmme moom la leen ñëpp xame moom la leen ñëpp respecté moo tax suñu mission ñun mooy pérenniser loolu maanaam téye ko ba di ko jébbal suñu njaboot li koy téye ba di ko jébbal njaboot gi nag bokk na ci activité bu mel ni bu tey bii ngeen jël kilifa gu amoon taxawaay ci diine ji def ko parrain feeñal ay jikkoom ba ñëpp xemmem doxin woowu bokk na ci liy pérenniser bokk na ci liy transmettre loolu daal ci tënk moo doonoon li ñu bëggoon a waxtaane wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. li ma ci bëgg a wax rek mooy benn aspect rek laa bëggoon wax ci Seydina Limaamul Mahdi mooy l'aspect spirituel di Seydina Limaamul Mahdi moom mooy ki nga xam ne daanaka tarixa tijaan bu doggee ci Afrique noire ci këram la njëkk a dugg ndax Abdoul Karim Diallo bu ma jëlee tarixa bi ci Cheikh Mawlud Fall jëlee ko ci Cheikh Mouhamadul Haafaz Cheikh Mouhamadul Haafaz jëlee ko ci Seydina Cheikh Ahmadou Tijani radiallahu taala anhu tarixa bi bu ma ñëwee en Afrique au sud du Sahara biir kër Seydina Limaamul Mahdi la ñëw dafa ne rakkam Cheikh Oumar Foutiou radiallahu taala anhu dafa am lu ma yàlla won suba nga xëy si ñu ñëw ci tefes gi dinañu jot leer bu jóge ci sunu boroom ñu ñëw ci tefes gi Abdoul Karim Diallo egsi yëkkati tarixa bi jox leen ñoom Cheikh Oumar Foutiou ak Maam Madiw ci biir kër Maam Madiw mu ne leen mënuma leen ijaazaal dem leen sama sëriñ Cheikh Mawlud Fall mu ijaazal leen ñu déplacé wu dem foofu ci dawaali Tumbrahim Cheikh Mawlud Fall ne Cheikh Oumar Foutiou man duma sa sëriñ mu ngi tudd Mouhamadul Ghali Medinatul Munawwara la nekk foofu ngay jëlee sa ijaaza waaye kii di Amadou Hamme Ba li ma jëlee ci Seydina Cheikh mooy boroom mu yëkkati ijaaza bi teg ko ci loxo Seydina Limaamul Mahdi mu ñëw pendant 20 ans moom rek moo fi tasaare tarixa tijaan ci réew mi 1819 la ko commencé pendant 20 ans Cheikh Oumar Foutiou ne ma nga Arabie Saoudite bi mu dellu see fii Cheikh Oumar 20 ans après la ñëw fekk ci xaritam wëllëreem soppeem Seydina Limaamul Mahdi te bu muy dem dafa jël magam bu mu bokkal ndey ak baay Kumba Elimantal may ko Seydina Limaamul Mahdi mu am ci taawam bu góor ñu ko wax Mouhamadou Mahdi Ba Seydina Limaamul Mahdi nag neexul a xam yàllaa ko nëbb dafa am ay alxuraan bu yàlla di wax ne yaati min baadi ismuhu Ahmad foofu sirru yu rëy fa nekk li tax ma wax loolu
ndax yonent bi la doon wax moom Isa alayhi salaam dina ñëw te mooy mottali li seen yonent yàlla Muhammad Ahmad la tudd bu mu ñëwee moom moo doon defar jaam yi defar addina bi mu jag bu mu demee ba jëmmi jamono yàlla indi imaamul awliya di Seydina Cheikh Ahmadou Tijani radiyallahu taala anhu Ahmad la tudd ne ana imaamul awliya yi man may xaatimul awliya yi tëj naa buntu bi Mahdiou ak Seydina Cheikh fekkante nañ ci jamono 33 ans 1815 la Seydina Cheikh génn àddina Mahdi judd 1782 muy 33 ans mu jël tarixa bi Seydina Cheikh làqu Seydina Limaamul Mahdiou Ahmadou Hamme la tudd yaati min baadi ismu Ahmad Seydina Limaamul Mahdiou daf di koo xam ne ñu bëri duñ ko xam nit yàlla yi rek ñoo koy xam te kenn ñemewu ko feeñal dafa am lu fa nëbbu lu fa nekk ñun xam nañ ko ñi nga xam ne kilifa yi nekk ci kër gi xam nañ ko kilifa yi nekk ci kër Mahdiou xam nañ ko kon ñu jàpp ci ak fukki loxo du rek conférence yi mooy tax Mahdiou ñu xam ko Mahdiou yàllaa ko nëbb te du feeñ ba yowmal xiyaam la ñu xam nee na yowmal xiyaam di ngeen xam kuy Seydina Limaamul Mahdi koo xam ne doomam Seexu Amadou bu muy génn àddina dañ ko séen asamaan bi ne yonent Yàlla Isaa di yéege ci asamaan noonu la yéege ci asamaan bi di dem kooku du como kooku di nit la boo xam ne macha allah tabarakallah nañ ci téye ak fukki loxo di ci daw asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waaw ñu ngi jox kàddu gi suñu mag Amadou Diack ñu koy wax Mawlud nekk mag ci kër gi nekk ki ñuy gunge fu xale yi jóg mu taxaw ànd ak ñoom mu ànd doon démb ak suñuy baay ba ci bureau yi njëkk ya premier bureau association des originaires moom mii ci la bokkoon ànd ak ñoom e holi ɗon weltare hannde ndomen keɓino e ngal ɗo dental alliyankagal dental julɓe musidal julɓe e kawral julɓe mi ñaago Allah subhanahu wa taala mbon fof ɗo ummi yo Allah suur ɗum ha hoota e jaam kaw jaam on mbaɗi ko moƴo on mbaɗi ko yooɗi fowru noon so fowru so forsama yo ŋuuñ so ŋuuñi welata son mbimin Amadou Diack yomi haal e oɗo taniraɗo jibinaɗo moƴƴo tedduɗo mbo Allah teddini gurdam e mayde so mbiyam haali hunde ko hunde teddude am kono il faut mi esa haalden hay sok seeɗa Limamul Mahdiou ko dañi ko somi teyimi wiya ala dañƴi ɗum wona gadiɗombo wona battidiɗombo so neɗɗo felidi haalde yo haal haalaɓa cer par ce que kalmi ko wonno waɗi tembere waɗi dalilu Limamul Mahdiou rahmatullah aleyhi wona eliɗombo feeñje wona battiɗombo feeñje hay goto dañaki Limamul Mahdiou dañi ko ɗum ala wonata mbe jogui hen dalilu ƴeew Wuro Mahdiou no fotiri ni kanko jeeyaka Suyummu o jeeya o ummi Suyummu o ari Guiya Koodit waliyaɓe wonɓe ɗon seereɓe gonɗon fof irlimu gandi ko jeyaɗo Allah ko waliyu haqqan kaɓɓi keeca yumen ha tiiɗi gonde Makka gaddi mbo Wuro Mahdiou dokki mbo Wuro Mahdiou kilométre kilométre funnague e hinnare e worgo hol dañi ɗum e waliyaɓe wona gardiɗo mbo wona mbo yiƴƴi wona garda caggal makko wonta dañede Wuro Mahdiou ɗo hoɗi ɗo ko Guiya jeyno ko leydi Guiya naaɓe o adda ɗon o rokka o arde jaatam Alpha Siré Diack kañum wonno imam ratibe Guiya wonno ceerno Guiya o wi min noon leydi am rokkitaki ɓe mbi pourquoi mbiɗa leydi makkotaki dokka hoore taya ɗemgal ɗum kay wonata o wi oɗo o jiyaɗo Allah min e makko jangga ha yeeso Allah mi eggata mo hodda e makko ɗum waɗi Mame Limamul Mahdiou rokka Wuro Mahdiou kilométre uji funnague kilométre rewa e worgo foof ha Saybou Alpha daña ɗon Saybou dañi Mamadou mam dañi min Mame Saybou Alpha haalni kam ko heewi Limamul Mahdiou on ko jeyaɗo Allah jettiɗo Allah ɓurɗo ɓurnade
mbo Allah moƴƴina gurdam muɗum ha o dañi ko dati ɓerɗi makko fof ko jaaɓe Allah ɗum ɗon noon ha gaynen ma woto beddima hen assalamu aleykum wa rahmatullah sallallahu alayhi wa sallam di ziyaare jotaay bi bu baax di ñaanal kilifa gii nga xam ni su ma yëkkatee kàddu ci moom laa ko yëkkatee muy Ceerno Jibrilu Alpha yal na yàlla guddal fanam te wéral ay cëram yal na yàlla yàggal ko ci kanamu njaboot bi tey yàlla dafa ñoo dimbali muy bés bu rëy boo xam ni yàgg nañ koo séentu waaye tey la nu ko yàlla andil yàlla na sax ñi ngi gërëm bu baax mbooleem ñi nga xam ni ay délégation lañu yu fi rot si comme niñ ko limee woon ci commencement bi su ma ci jaaraatul rek na nga xam ni commencement bi niñ ko limee woon moo tax jaaraatuma ci waaye ñi ngi gërëm mbooleem ñi nga xam ni ñëw nañ fii te yàlla indi leen fi ak jotaay bii ak déglu si góor bu baax gii nga xam ni ci lañ ñu doon waxtaanal jikkoom ak jëmmam ak ab liggéeyam bi nga xamante ni du jeex nit ñi di ko roy ila yawmil qiyaamati te mu nekk ay royuwaay yoo xam ni le fait que nit ñaa ngi roy ci ñu mel noonu yàlla di defar seeni mbir àddina di ko defar alaaxira yonent bi alayhi salaam yàlla da ko ni ñii duma leen buggal le fait que yaa ngi ci seen biir soo fi jógee duma leen buggal le fait que ñi ngi def istixfaar yaa ngi ci seen biir yonent bi bu fekkee ab jullit la jamono ju nekk yonent bi day teew ci wetam moo tax buy julli ci yonent bi loola di ko saf ma ni kon jikkoy Seydina Limaamul Mahdi te muy jikkoy mujaddid comme ni ko sang bi waxewoon léegi képp koo xamante ni yaa ngi bàyyi xel ci jikko yooyu di ko jëfandikoo jamono ju nekk yaa ngi ci wetam kon yal na yàlla nangul nu ñun ñëpp sëñ Souleymane jërëjëf yal na la yàlla taxaw keroog bi ñu demee toog ci kanamu sëñ Cheikh Ahmed Tidiane sëñ Serigne Alxasan Seck wax ko conférence bi wax ko ci yëpp wax ko ki koy def dani kooku dey mën naa waxtaane Mahdiyu ak ñi mu doon wommat nii la ko waxee waaw muy sëñ Souleymane Dia kon yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla dëgëral la yal na yàlla sàmm la kii ci sama ginnaaw ci sama xaw a wetu càmmoñ Chérif Tourate lañ koy wooye Chérif Tourate Haydara di nitu yàlla ku baax moom lii moo ko yëkkati naxam soxna Marème Ndiaye moo ko jox lettre invitation waaye mbokk la xarit la ku xam wuro Mahdiyu la ku gëm la it ni Mahdiyu li ko yàlla may ak may la goo xam ne yàllaa ko may di gërëm ki ci wetam muy sëñ Mouhamad Seck boo gisee mu tudd ko doomu Serigne Abdourahim Seck la magam bu gàllankoor amee da koy yebal te tey jii ñun xam ne ni wàcc na ba bari na ay kurung-kurung yu fa am waaye macha allahu andi ñëw na pour andi ndimbali maanaam kaddu yi ñooñu nga xamante ni ñoom ñoo ko yebal di gërëm it nag sama mbokki bopp yi muy waa séer maa ngi leen di gërëm ci sama tur waaye ci turu Ceerno Jibril ndax yéen ci boo demee wuru Mahdiyu bu ñu ñëwagul dañ naan Mahdiyen ko bi ñëwaguñu kon yàlla def na ñu bàyyi leen xel ci kër googu bi ñuy waxi animation sëñ Lamine mii dani ma seetal sa mbokk yi suñu mbokki bopp yi nga xamante nii suñu sikkaree ku ko romb di nga xam ni ñii sikkaru su wuru Mahdiyu la wala soo ko xamul di nga laaj waaw ñii sikkar ñi ñan lañu bu ko defee dinañ la ko leeral ndax it nag kenn ku nekk boo bëggee sab naaw rafet da ngay naawee say donq
te ñoom ñii ci suñuy donk lañ bokk. kon ci Thierno Djibril ci kàddu njabootam ñi ngi leen di gërëm ñi ngi leen di sant taxawaay rafet na li xew ca kër ga itam xam naa ko waaye teewul yéen ñëpp yéen a bàyyi loolu lépp bàyyi fa sëñ Jibi ak ñu néew ñu mu cay àndal ak sëñ Isaa yéen ngeen bàyyi loolu lépp ñëw fi ngir sagal nu yal na leen yàlla sagal mbégte daal am na kontaan te am na bég nañu kontaan nañu yal na yàlla bég yal na yàlla kontaan Thierno Djibril xolam sedd na njabootam xolam sedd na ci ñu nekk ci saal bi yëpp ak njabootam lañu njabootuk sëñ Touba gi nekk ci biir ak njabootam lañu njabootuk Maam Bu Kunta gi nekk ci biir ak njabootam lañu njabootuk séer gi nekk ci biir njabootuk Cenaba gi nekk ci biir njabootuk Medina Sarr gi nekk ci biir njabootuk Ngay gi nekk ci biir ñoom ñëpp ak njabootam lañu te gëm na ni it ñooñu ak njabootam lañu ba tax na yàlla taxawu leen. mbokk yi dellu jaajëfal leen yéen ñi ànd ak waa Thiénaba TV ci conférence bi nga xamee ni mu ngi amee woon ci maison de la culture Douta Seck te njabootu waa Wuro Madiou yi doon ko def mu nekk conférence boo xam ni dégg ngeen fi prestation bu am solo bi nga xamee ni moom la fi Souleymane Dia def waxtaan ak ñun ci histoire maam Cheikh Amadou waaye njëkkee ko ci waajuram muy maam Limamou Madiou Ba muy macha allah mu waxtaan ci waxtaan yoo xam ni waxtaan yu am solo la kon équipe bu Thiénaba TV bi nga xamee ni moom moo déplacé woon dem Dakar andil leen mbégte mi Talla Sarr ci boppam la ñu àndaloon mu nekkoon le caméraman en chef waaye àndoon nañ ak Moussa Ndiame Gueye ci reportage bi fekk fi njabootu Madiyanke bi nga xamee ni macha allah ñooy association des originaires de Wuro Madiou fii ci maison de la culture Douta Seck fii ci marché Tilène thème bi ñu doon waxtaane nag les mouvements Madiyanke bi nga xam Souleymane Dia moom moo ko doon def muy maam Ahmadou Amé Ba al Madiou bi nga xamee ni 1782 ba 1862 moo nekkoon ak dundam kon Thiénaba TV noonu lay doxee ànd koog yéen ci lépp loo xam ne rek Thiénaba la ak histoire Thiénaba joxante di daje incha allah yeneen i jataay ànd ak waa Thiénaba TV jàmm ak xéewal ak sutura yàlla na yàlla def mu saawaan baawaan ci Thiénaba ak li ko wër asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thiénaba TV à votre disposition pour la couverture de vos événements, pour la couverture médiatique des grands événements. Thiénaba TV avec vous avant, pendant et après. mbokk ngir daray Thiénaba TV du la rëcc bësal abonné bësal cloche bi ngir lépp nga mën koy am.